jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari xew du lenn lu mooy gis ngeen ko ñu bari dund nañ ko mooy benn huissier moo fi ñëw tey ji ci altine bi ci suba ànd ak ay gendarme nee nañ dañuy def lu ñu woowee inventaire yi maanaam saytu li nga xam ne moom moo nekk ci wàllu matériel ci biir kër gi di groupe des médias saytu bi nag li ko taxoon a jóg ci li ñu jàppoon mooy dañu doon saytu lu soxal mbiru Sen TV mais kër gi xam nañu ni yeneen i kuréel a ngi fi ndax Sen TV ngi fi Zik FM mu ngi fi également Tribune mu ngi fi ak Actunet donc ba muy saytu ànd ak gendarme yi mu dem saytu lépp ci wàlluk inventaire am loolu jëm ci wàlluk ne nañu dañoo nekk ci lu ñu woowe redressement fiscal di maanaam ci wàlluk impôt am na loo xamee ni kër gi war na ko fay ngir ñu dugal ko ci gafak nguur gi ñu jàpp ni loolu sax ñun du suñu mbir ndax suñu mbir ñun ay journaliste lañu li ñu ñaawlu mooy ni anam bi ñu ko doxalee ndax ni kuy xëy liggéey ñëw fekk lu tollook ñetti oto yu mag yoo xam ne ay gendarme ci nekk ñoom ñëpp wàcc mel ni dafa am sàcc bu fi nekk wala terroriste bu dugg ci biir kër gi ànd ak huissier bi ci koo xam ne ba nga ñëwee nuyoo nga ne lii moo ma tax a jóg ñu ubbi la bunt yi ne la mën ngaa dem xam nga kooku boo ci boolee ay gendarme peut-être que jàpp nga ni sa sécurité ngay sóoraale waaye loolu amu fi donc amul xoqatal wala xupp buñ ko ci xupp ci wàllu woowu mënoon naa def liggéeyam ci anam yi nga xamee ni jàpp ni noonu la ko mën a defee te du am benn coow comme coow li nga xamee ne am na fii ci suba ak léegi ba tere ñun ñu def suñu liggéey ñun li ñuy yitteel du question wu redressement fiscal ndax kër gi amel na wala amelul donte loolu sax ci beneen débat la ndax jàpp nañu ni wax nañu ni am na amnistie fiscale ne ni am na ñoo xamee ni ci entreprise de presse yi baal nañ leen li nga xam ne moom mooy seen i impôt yooyu waaye ñun du suñu domaine xam nga lan la mooy journalisme bi ñu doon di ay journaliste ak technicien de l'information muy ñi nekk ci micro yi di wax ñi dem ci terrain bi di ay reporter ñi ànd ak ñoom di ay caméraman di ay photographe di ñuy bind ba ci ki nga xam ne dafay def ay dessin ku ci mel ni Odia ci Tribune ñii nekk ci ay site internet ñun loolu moo ñu soxal lu ñu soxal nag mooy fexe ba ñii di liggéey ci kër gi ñu bañ a faagagal wala ñu bañ a xajamal seen liggéey xajamal liggéey bi mooy fexe ba lu ñu bëgg liggéey sax duñ ko mën a liggéey ndax boobu ay gendarme a ngi taxaw di dugg ci ay studio di dugg ci fa ñuy liggéeyee fa ñu war a toog def fa réunion de rédaction gendarme yi ñëw taxaw parce que ànd nañu ak huissier pour mën a def li nga xam ne moom mooy seen inventaire loolu yëpp bu leen neexee waaye ñun li ñu ëppal solo mooy nit ñi fiy liggéeyee ñu mën a sécuriser seen emploi ndax yooyu lay jamono ñuy wax wàllu emploi yi ñuy waaj a perte ndax gis nañu weer ba léegi dañoo tëj suñuy compte ba léegi compte yi kenn ubbeegu ko te tëj yi ñu tëj suñuy compte ñu bari seen salaire sax daanaka ñu ngi ko jot ay le 16 le 17 loo xamee ni mësul am ci kër gi ndax pour ñëpp xam ko des médias mësula toog weer bu mu fayul te mësula toog weer bu mu tardé fay te ça depuis des années loolu mën nañ ko seedal ki nga xamee ni moom mooy promoteur u kër gi ndax c'est un homme politique moo tax mu demee nii loolu seeni mbiru bopp la ndax buy politique su terrain bi ngay politique mais pas ci rajo bi wala télévision bi ndax ñi fi nekk muy man muy samay morom kenn mënu la fësal ci biir télévision bi wala rajo bi ni fii mooy suñu féete ci wàllu politique donc bu fekkee ni borom kër gi di promoteur bi moom dafa yëngu ci wàllu politique loolu moom la engagé am na droit bi parce que on est dans un pays de démocratie mais ñun li ñu engagé mooy ñi fiy liggéey di ay ndaw di ay góor ay jigéen ñoo xam ne ay soutien de famille lañu waxuma sax père ak mère de famille ndax mën nga bañ a am jëkkër wala mën nga bañ a am borom ni ñu ko weeti soxna mën nga bañ a am njaboot waaye doon soutien de famille parce que am na ñu nekk sa ginnaaw wala yu yaakaar sa ginnaaw yàlla ci wàllu woowu la ñuy wax ne ni le plus important mooy nañu sécuriser suñuy emploi ndax jamono yi ñuy wax wàllu xëyu ndaw ñi bu génn ci programme bu mel noonu bu fekkee ne en même temps au même moment à côté paradoxalement am na ñoo xamee ne ñu ngi waaj a perte seen liggéey ñu loolu moo ñu tax a jóg
te Ibrahima Lissa Faye mii ma dendal xam na ci dara bi ñuy taxawal convention des jeunes reporters ak suñu yeneen i morom li ñu taxaw na jóg mooy fexe ba sécuriser journalistes yi fu ñu mën a nekk reporters yi jeunes reporters yi ndax ñun ci lañ bokkoon ñu taxawal ko wër Sénégal pour sanc convention des jeunes reporters fu nekk lan moo ñu taxaw na jóg patron yi mën ñoo bàyyi xel état bi mën ñoo bàyyi xel ne ni ñii de dañuy liggéey politique ak dugguñu ci yooyu li ñuy dugg mooy liggéey bi nga xamante ni dañ ko tànn def ko suñu liggéey ñu xool nan lañ mën a def ba jàppale leen bu dee ci wàllu salaire bu dee ci wàllu nekkin ñu mën leen a jàppale ci wàllu woowu kon bu ñu duggee ci situation yu mel nii ndax nee nañu mbirum politique la day nekk loo xamee ni ñun dañu koy ñaawlu bu baax a baax rawatina pour ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéey. ban motif la ñu évoqué pour ñëw def opération bi. waaw bon nee nañu redressement fiscal ni dañoo amel wala D-Média wala groupe bi muy Sen TV wala Zik FM dafa amel fisc di maanaam impôt réew mi koppar ñu wax nañ sax ci lu tolloog 1 milliard de francs CFA mais comme li may wax loolu du ñun ndax ñun li ñu seq ak borom kër gi mooy liggéey fin du mois mu fay ñu waaye bu fekkee ne jàpp nañu am na peut-être fu ñu koy jéemee jàpp wala xoqatal parce que dafay politique waaye conséquences yi doon ñun ñu mën cee am ay jafe-jafe wala ñu ñàkk suñu liggéey ñun loolu moo ñu importé moo waral li ñu naan nag bëy nag mënoo kaa rey noonu rek te du yuuxu bëy boo koy rey moom bu yuuxu rek xamal ni situation moom moo ko waral yuuxu bi ak wax bi yëpp situation boobu moo tax c'est pas pour Bougane Gueye Dany wala contre le régime wala contre l'administration fiscale mais c'est surtout pour ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci kër gi di ay mag ay ndaw ñoo xam ne ku ci nekk liggéey bii nga yaakaar moo tax nga choisir ko te am nga ñu nekk sa ginnaaw ñoo xam ni soxla nañ la ci. d'accord ñu bëri gis ne anam bi ngeen defee seen liggéey da ngeen di toucher les vrais problèmes de la société mu mel ni dafay déranger pouvoir bi est-ce que jàpp ngeen ne loolu moo tax te ñu def acharnement bi. woowee ligne éditoriale mais ligne éditoriale kër gi je pense que loolu moom boo demee ci mbedd mi xam ne bu ñu naan télé askan wi. wala ne ni banlieue beeg ñooñu moo ñu tax a jóg askan wi moo ñu tax a jóg la preuve bu dee nguur mais ànd nañoo nguur ci jamonoy xeex mbas mi dañoo changé ñun suñuy plateau yépp yi ci kër gi pour mën a accompagner état bi ci li nga xam ne moom mooy xeex mbas mi mais li ci gën a yéeme mooy on a demandé aucun rond à l'état du Sénégal du dërëm buñ ko ne fay ñu ko pour ñu mën a ànd ak yow ci xeex mbas mi dañu ñëw xeex ko ni ñu ko war a xeexee def suñu plateau jëmale ko ci wàllu woowu donc ligne éditoriale xanaa yooyu la jamono kon ñun suñu ligne éditoriale peut-être bon dafa àndoon nag bu nguur gi mais ñun yaakaar naa ne suñu ligne éditoriale muy man muy samay morom am ci kenn kuy taxaw ci plateau bi ñu ne kii de fii la far ci wàllu politique mais personnellement j'ai des amis au pouvoir personnellement j'ai beaucoup d'amis dans l'opposition mais duma ko feeñal ci sama liggéey ci plateau bi parce que sequñu loolu sama liggéey ci plateau bi mooy lan journaliste donner des faits te ni ko métier bi jàngale les faits sont sacrés la ñuy wax le commentaire libre mais nous on est sur les faits ndax lii xew na bërëb sàngam am nañ sañ-sañu wax ko parce que mooy suñu métier dañoo récupérer l'information ba xam ne lii mooy xibaar bi mais nekkuñu fi pour xeex nguur wala ànd ak opposition donc suñu ligne éditoriale mais mooy ligne éditoriale normale lu groupe de presse mooy maanaam fexe liggéey ci wàllu journalisme bi ñu nekk mais pas autre chose. harcèlement peut-être contre Bougane Gueye Dany promoteur du groupe léegi nag bon li ñu naan bu ma mënul jot Jean naa jaar ci Paul comme mënoo jot Jean nga jaar ci Paul moom nag mooy ñun ñi nga xam ne ñu fi liggéey je rappelais souvent cette fable de La Fontaine le loup et l'agneau bi till bi ñëwee wala loup bi ñëwee fekk agneau bi bëgg na ko faagaagal xamul lu muy def mu ne ko daaw yaa ma defoon nangam mu ne ko man daaw juddoo ma woon sax nekkuma woon sax ci àdduna dund sax defaguma ko mu ne ko bu dul yow di sa mbokk ndax en tout cas am na kenn ci yéen koo xamee ni def na ma lii te comme mënuma gis ñeneen ña ma ko def yow mii laa koy fayu. siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba mu bari